Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte bu yaatu dikkaat ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy defee àllarba bu jot ci waxtu bi ñu ànd ak yéen ci émission boo xam ne li ko tax a jóg mooy waxtaane tolluwaayu réew mi Faram Facce ko nag ci wàll yëpp maanaam ku wax tolluwaayu réew mi di nga ko wax ci wàllu koomam di nga ko wax ci wàllu tàggat yaramam di nga ko wax ci wàllu lu bari li nga xam ne moo ëmb réew mi waaye nag ku ne xam na ne dañu nekk ci jamono campagne électorale ku wax campagne électorale itam wax élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal muy wàllu gox yi ak gox-goxaan yi capital bi di Ndakaaru nag am juróom-benni mbër yu samp seen dënd di ko xëccoo ci ñooñu mu bokk ci suñu ganu tey Mame Mbaye Niang lay wuyoo moom moo jiite coalition bi di Sénégal 2035 moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias gannaaw bi ñu leen nuyoo maa ngi leen nuyu Mame Mbaye. Papa Ngagne maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi suivre TFM yëpp et particulièrement téléspectateurs u Faram Facce. jërëjëf Mame Mbaye. dañu am plaisir wax dëgg yàlla di la recevoir. souvent te loolu li ko waral itam bokk na ci sa disponibilité. vraiment loolu aussi ñu ngi koy apprécier bu baax alors. ku ne xam na ni ba fii ñuy waxee yow yaay chef de cabinet bu président de la République. absolument. ku wax chef de cabinet wax nga bëkk nekk maanaam ci olof mën nañ ko jàppe noonu. dëgg la. est-ce que dina yomb ci yow Mame Mbaye nga gëmloo askan wi. ni sa candidature bii. laalewul dara ak président Macky Sall. est-ce que dina yomb parce que tey mënuñu comprendre. nga nekk chef de cabinet président de la République. Macky Sall. ñu dem ci ay élection nga bokk ci partem muy APR. ñu dem ci ay élection ñoom seen coalition muy Benno Bokk Yaakaar ñu samp seen mbër ñu diw la. nga taxaw ci wet gi ni yow aussi samp nga sa mbër sa ndënd. est-ce que mën nga wax askan wi. lu ñu mën a jàpp ni baare yëgoo amu ci laalewuloo dara ak président Macky Sall. jërëjëf Papa Ngagne. dañuy jàpp ni que li ñuy njëkk a leeral mooy élection locale yi ñu nekk man bokk naa ci ñiy wax nit ñi boobu ba léegi ni que yoonu président de la république nekku ci parce que président de la république fa mu toog président wu sénégalais yëpp la. non loolu mënta nekk Mame Mbaye. dina maa ngi yoonam nekku ci loolu mënta nekk. déedéet mënul jiite coalition bii di Benno Bokk Yaakaar nga ni président yoonam nekkul ci élection locale. mais moom rek jiitewu ko. ah non mais xam nga moom non coalition la. mais moom moo nekk ci bopp bi moo ko jiitu. moo ko jiite da ngay jàpp ni que coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw organe bi koy jiite bi décider bi délibéré conférence des leaders la tudd. waaw conférence des leaders boobu mën nga wax ni que Macky Sall président wu APR mooy jiite coalition boobu waaye du moom rek. firnde ni que du moom rek la mooy conférence des leaders boobu bépp parti bu bokk Benno Bokk Yaakaar sa leader daf fay teg conférence des leaders boobu ci laa jëm. leader yëpp mooy seen leader. waaw déedéet ci laa jëm mën naa la expliquer bu fekkoon ni que moom mooy jiite lépp moom mooy décider lépp kon boo demee Thiès doo fa fekk candidat wu réew mi boo demee feneen doo fa fekk candidat boobu boo demee Sicap doo fa fekk candidat boo xam ni Zator Mbaye la tudd ca mu am ñu nekk APR. ca mu wóor ma ni ko bu fekkoon coobareem rek la buy tànn ñoom lay tànn donc waxtaan ba déggoo la àndu nawle la léegi par rapport ak man sama candidature moi je suis man peut-être ci yeneen plateau mën naa am problème mais defe naa bi may njëkk a wax ni que candidat la mairie Dakar ci plateau bi laa ko waxoon nga toog nii ma toog nii ñuy wax bay wax ni que dañuy supprimer ville de Dakar ma ni la bu dee am contre ma ko mais bu fekkee dañu nar a nommer maire de Dakar par décret man Mame Mbaye Niang bëgguma mais bu fekkee élection la gisuma lu ma teree bokk fii laa ko waxee woon. d'accord mais ba nga koy wax sañ nga ko. parce que boobu ñu yëkkati seen loxo pour nekk candidat bari na. mais bu ñu demee ba ñu tranché. ba ñu ne kat diw mii la. mais je pense que bu fekkente ni nekk nga ci parti. am nga discipline li nga war a def mooy rangé wu. déedéet xam nga lu tax li nga wax ni mënta nekk parce que ba may wax ni que damay nekk candidat mairie ville de Dakar boobu fekk na coalition bii ñuy wax Sénégal 2035 ñu créé ko. parce que ñu ngi ko créé en 2018 fii ci Ngor la ñu woote rassemblement bu mag dajale fi plus de 25 000 personnes ña fa nekkoon ñëpp jour boobu amul kenn ku bokk APR ku ñëw amul kenn ku bokk ci coalition bi bu ñëw kenn moo ñëwoon jëmmal
pour wane ni que li ñuy def ci pour jàppale président de la République la Seydou Gueye la woon te ñëwul woon en tant que membre dafa ñëwoon en tant que invité amul keneen kuñ ci woo ba ñuy def loolu analyse politique moo taxoon ñu def ko dañu jóge woon ci ay élections législatives ñu gis ni que Dakar ñi ngi gagné 7 députés yi ak 37%. 37% bu fekkee ni que moom le président di am ci élection présidentielle 2019 yi du ñu jàll premier tour donc il fallait ñu compresser écart boobu jóge 37% au minimum pour président jàll premier tour il fallait ñu egg 48%. ñu ni nañ créer yeneen condition dem jëli yeneen doole yeneen force réelle yoo xam ni bokkuñu Benno Bokk Yaakaar bokkuñu APR ci lañ demee jël ay membres opposition ci la amee ay nit ay ñoom Abdou Ngirane maa ngi koy fàttaliku ay ñoom Banda ay ñoom Aminata ñu dëkkoon Sicap ñooñu bokkoon. ci kon candidature bi kon candidature stratégique politique la. par exemple sa bos. déedéet dinaa ci ñëw. c'est juste pour que. dina boo ma dégloo rek dinaa la expliquer. waaw mais non mais xam nga loolu ba tey baara yëgoo lay nuróol. non du baara yëgoo parce que loo xam ne sos nañ ko ñaari at avant élection locale yi ñu ànd ci ak ay suñuy nawle ñoo xam ni ñoom nee nañ bokkuñu APR nee nañ bokkuñu Benno Bokk Yaakaar. dafa am beneen électoral boo bëgg a capter. mais en fait. loolu mooy objectif fu candidature objectif bi. toujours pour président Macky Sall. pour mën a jàll premier tour. non man ci élection yii laay wax man. non ci élection yi nii mënoo wax loolu parce que boo xoolee candidats yi ñuy samp ci gox yi mais ci ngay xam ni que ñooñu bokkuñu APR et que dañuy exister seen biir commune li may wax mooy et que ay forces bokkuñu APR mais Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk. déedéet amuñu amuñu. non waxuma yow sa coalition de. waaw Sénégal 2035. ban coalition Benno Bokk Yaakaar laa lay wax. non bépp candidat bu ñu tànn fu mu mën a nekk. ci Benno Bokk Yaakaar la bokk. déedéet ñun suñu coalition non Benno Bokk Yaakaar ñi mu samp ñëpp Benno Bokk Yaakaar lañ bokk. mais ñun ñi ñu samp ñëpp man rek maa ci nekk maa ci bokkoon APR. mais yeneen 15 candidats yi ñu samp yëpp bokkuñu APR donc ay forces réelles la ni ñu def laa la bëgg a expliquer nee naa la 2018 lañ créé bi ñuy créé. initiative léegi bokkuñu APR. bañ ñu bokk feneen moo tax nga fexe ba récupérer leen. ndax loolu mooy objectif bi. déedéet bañ ñu dem bokk feneen ci opposition wala feneen. mais ne ci biir ànd bi. waaw nee naa la bi ñuy ànd ñoom toppuñu Macky Sall toppuñu Benno Bokk Yaakaar bokkuñu APR. li tax ñu nangu woon soutenir le candidat Macky Sall nee nañ programme am moo taxoon par rapport ak yeneen candidature yi am ci biir liggéey boobu la ñu déggoo gis ni que doole am na doole juddu na ñii société civile lañ bokk ñii évidemment ci opposition bi lañ jóge woon ñii ay association de jeunes ñii ay mouvement de jeunes ñii ay mouvement de femmes force yooyu lañ dajale woon pour mën a jóge 37% egg 49%. non loolu leer na loolu expliqué nga ko. donc ci biir man liggéey dama bëgg ñu taxaw vraiment. Mame Mbaye non moom laa lay expliquer. ci sa candidature ci ville de Dakar. loolu dama bëgg ñu taxaw ci. c'est-à-dire est-ce que non li ma bëgg a xam mooy c'est-à-dire est-ce que dina yomb ci yow nga convaincre Dakar waayi. déedéet li gën a yomb. pour muy leer ndax man li may def. du baara yëgoo. mais mënta nekk baara yëgoo. mais élection locale man candidat la comme yow man nga nekk candidat keneen nekk candidat. non peut-être leneen li nga bëgg a ci coalition. non dama lay coalition ku nekk mën na nekk candidat loolu mënul nekk ci coalition. kon coalition bi tas di. déedéet ñeneen bu ñu defoon comme yow ni nga def. mais ñaata bi président ne nañu wax nañu jël suñu candidat mi ngi nii. bu ku nekk defoon yow ni nga def. est-ce que tey coalition bi du tas. mais ñaata nit ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar dem dugg ci yeneen liste dem bokk parce que élection locale réalité locale la Papa Ngagne waxi koñ bi la ñuy wax li nit ñi déggoo ci kaw mais mën na bañ a egg ci suuf ñi déggoo ci suuf mën nañ bañ a déggoo ci kaw loolu mooy firndeel ni que kër yi da ngay gis kii bokk APR kii bokk Rewmi kii bokk PDS kii bokk feneen mais bu fekkee wàllu koñ ñun suñuy liste am na ñu bokk Pastef suñu liste plateau non. c'est vrai. suñu liste plateau. oui kii jiite proportionnel bi Pastef la bokk. donc waxi gox bi la ñuy wax waxi koñ bi waxi commune bi waxi ville bi. kon de peut-être mën nañu wax ni kon sa objectif atteindre nga ko boo demee ba récupérer ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef ñu bokk ci